njàngat yi comme ni ko moom moo waxee y a du positif y a du négatif comme dans toute chose. La communication d'abord du président de la République ou du président du parti Kiraay je pense que dafa nekk dans la continuité wu ci wàllu communication laay wax dans la continuité wu ci li mu doon communiquer keroog bi ñuy def centenaire Wade yi ci façon wu communication boobu noonu foofu la nekk léegi parce que dafa mel ni benn nit la bu doon chercher nu muy communiquer ci gestuelle yi ci tempo bi ci mots yi léegi mu trouvé ko bi mu ko trouvé keroog ci centenaire yi mu xam ne baax na mu jàpp ko léegi da ko jàpp foofu te góob ma ne dina ko gaaw a bàyyi parce que xam na ne. gaa yi ko fay dégg. voilà mu ngi def effet ñi mu war a faire mal mu ngi leen di def très mal ñi ci war a kontaan ñu ngi ciy kontaan dont les professionnels de la communication la plupart du temps koo ci dégg danaan la sa communication est nettement améliorée par rapport ak bi muy doog a ñëw au pouvoir maintenant. Métaphore yi mu choisir léegi moom fi muy daane la xam naa ne foofu la dóorante bi amaate foofu laa d'accord ak moom quand il parlait de dugub et de njëmb li mu doon c'était pas par rapport à la signification du logo ou du parti ou quelque chose comme ça. loolu da ko doon wax par rapport ak moom lancé waale pic ki nga xam ne moom la nekkaloon ci parti bi pour dire que moom dugub la buñ ko jiwee yàgg au finish di nga récolter dara. alors que lu rafet la lu bëri bruit la lu taaru la ci seen lu nangam waaye boo ñëwee ba téye ko vide la coquille vide la doo fa fekk dara. en fait loolu la doon def référence par rapport ak adversaire politique am je pense bien loolu la doon jéem a. démontrer c'est ce qu'il a voulu insinuer en fait. waaw pour insinuer def ci ay pic métaphorique la doon def par rapport ak ki nga xamante ne ni moom mooy Ousmane Sonko. maintenant par rapport ak logo bi am nga moom luy problème mu logo. logo ki koy defar moo xam lu mu ci jublu en fait logo bi suñ la waxul lu muy signifier day ñaaw mais suñ la waxee lu muy signifier da ngay comprendre ne ils ont mis l'accent pas ci créativité bi mais ci message bi boo seetloo ils ont mis l'accent ci aar Sénégal moo waral mu am. parasol avant parasol bi fleur bi koy muur ñu doog a indi parasol bi nga xam ne au-delà de kaw Sénégal même ci côté yi. mënoo fa bënn Sénégal mënoo ko def parasol lu tax mu rouge xonqaale noonu. alors couleur parti bi la. couleur dañ def bleu blanc rouge. mais parasol bi mën nañu wax ne benn affaire la boo xamante ne day aar benn mbir. contre les dangers carte Sénégal. oui contre les dangers. donc couleur rouge bi day ñëw foofu noonu pour jénne signification bi bleu blanc couleur paix la couleur jàmm la pour parce que boo seetloo la plupart du temps ci wax ji day indiwaat jàmm indiwaat jàmm. mais lenn daal laa xam ne au-delà de discours yi et tout il faut que nag véritablement ci dynamique bii ñoom ñu nekk ñu matérialiser ko dem seeti askan bi après lii lépp baax na nag discours yi baax na lépp baax na maintenant dem janoog askan bi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne nii li moo doon wax ci seen idéologie ci seeni projet mais surtout maanaam ci ñaari at yi leen dese ci mandat bi lan lañ nammal sénégalais parce que je pense que wax ji loolu moo ci ëpp solo parce que parti politique bi que ça soit idéologie bi baax que ça soit discours yi baax que ça soit dem campagne yi sénégalais li leen mën a falaat lenn kese la mooy ci ñaari at yi ni ñuy doxalee réew mi am benn discours nag boo xam ne bugguma ko dégg maa ngi koy commencer dégg ci ñoom parce que mënuñu nekk ci benn Sénégal biñ leen di fal ñoom ak Ousmane Sonko ñu gëmloo ne Macky Sall moo yàq réew mi ba mënuñoo liggéey ñu tàqalikoo Ousmane Sonko bëgg ñoo gëmloo ne Ousmane Sonko moo doon saboté ba ñoom ñaari at yi ñu man li ñu bëgg a def sax duñ ko mën a def ndax sabotage bay bëri yooyu discours moom nañ ko teel a teg ci suuf jéem a ut ay solution ci problème mu sénégalais yi ci ñaari at yi parce que loolu pour ñoom ñu dem campagne à l'aise ci biir Sénégal wërngal këpp seen bilan moom moo leen koy permettre am na noo xamante ne bu ñu ko doxalee ak sénégalais yi ci ñaari at yi waxuma la sax campagne bu réussir waaye wàcc fenn sax teg fa seen tànk boo otul dina metti trop ci ñoom. donc loolu nag ci 2 ans yi bilan bi ak jafe-jafe sénégalais yi ban taxawaay lañ ci am loolu mooy seen premier adversaire leneen lu ñu yaakaar ne seen adversaire la il se trompe li ñu war a njëkk a lijjanti mooy solutionner problème yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund pour ñu mën a nekk à l'aise bu ñu bëggee dem campagne 2029. Fall te bu weesoo yaakaar naa ne parti beeg forme bi Momo ak Ahmed yaatal nañ ci mais les propos tenus lors de ce lancement de parti par Diomaye bi ñu ci gën a reprendre mooy fii saa fitna dootu fi naan te ñeex kon day fësal ni Diomaye taxaw na pour que benn violence bañ a amati ci réew mi certainement il fait allusion aux événements de 2021-2024.
discours am bi yëpp moom mooy wóoral mooy ñi ànd ak moom war na leen ni fi ngeen nekk ak fi ngeen jëm fii la. beneen bi mooy artu la ki mu artu du kenn parce que bi mu nee saa fitna dootu fi naanatee ñee. mooy li fi amoon dootu waxul mooy li fi amoon dootu fi amati. beneen bi waxul kenn ku dul Ousmane Sonko am na ñu koy tontu sax naan ndax kañ la koo tuddee doom tuddee yaayam doom xanaa léegi nga xam ni saa fitna la mais chaque jour fitna pour nga xam ko mooy bi mu la ko tàmbalee wan. am na ñoo xam ne yaa ngi dégg ni ay fitna ay nitu fitna lañu. waaye tant que bokkoo ci xamoo ci dara. fii bokkoo ci xamoo ci dara. moo tax kañ la ko tàmbalee wan ni ko nitu fitna laa ba mu naan ko saa fitna dootu fi naanatee ñeex mais yemul bu ñu ko yemalee foofu rek dañuy juum mais da cee topp ni boo nekkee ci opposition bi bëri nga looy wax di wax amul maanaam la ngay wax ak la nga doon wax yëpp amul benn responsabilité ci réew mi. ndax réew mi ab république la te ñi ko yor mooy institution yi nga xam ni ñoom ñooy ŋànk république bi kon moo ngi wax ni même bi ñu àndoon démb lañ doon wax lu bari ñàkkoon a nekk ci pouvoir bi moo taxoon xamuñu ko. mais bi ma nekkee ci pouvoir bi lu bari xam naa ko parce que moo ngi wax ci discours am di wax ni li ma xam ak li ma yor ak li ma dégg ak li ma toog ku ko xamoon di nga xam ni jàmm gën lépp. du ma nangu ko salfaañe institution effectivement. institution bi mais démb yoru ko woon moo tax lu bari xamu ko woon. moo taxoon mu posté ba ñu tëjoon ko ci kaso bi. mais bi mu yoree lépp xam na ni discours yee dégg nga li mu ci wax mu ni loo bari mbooloo yor ay jeunes mënta yëngal république bi. loolu ay wax képp la mooy jël na démb ni démb ay maanaam boo nekkee ci biti di opposé wu yu baree bari ngay wax ay neen la. ay caaxaan képp la mais république bi sax compté wuñu ci wax yooyu ndax yëngalul république bi. mais yemul ci loolu réglé gis nga bi muy wax jëmb waaw ak dugub ji moom boo dee déglu moom mooy dugub ji mooy heure bu ñu tàmbalee dara ba nawet bi di ñëw ñoom ñëppay jëlandoo taw bi mooy coow li dina bari lool waaye bu njariñ jotee jëmb du amal kenn njariñ ndax kenn du ko lekk mais dugub la ñuy lekk moom mooy wax ju bari jeeg dugal ak coow lu bari jeeg lépp dina mën a bari lool waaye nag bu njariñ amee mooy kee amul njariñ gi moom mooy dugub ji nga xam ne moom la ñuy bay te moom la ñuy xaar. gis nga li xew samedi moo ngi koy wax ni mënoon nañoo wut salle bu mag mënoon nañoo wut nàngam parce que ñoom ñi ko def lii lañ si jublu woon ci seen communication lii lañ si jublu woon parce que xamoon nañu ñoom nombre de places yi mais xam nañu nombre de responsables yi nga xam ne war nañ leen a mën a invité yoo xam ne bu ñëwee ci nombre de places yi la ñuy toog mais su boobaa dañuy wax ni xëy na foofu bëriwul nit léegi nag bëriwul nit duñ ko compter ci nombre de places rek mais ci ñi ci biti ak ñi amul place bu ñibbi mooy wane ni kon mbir mi soxal na ñenn ci sénégalais yi mais soxal na parti bi ni ñëpp a ngi daw di wut si yaa ngi ko ma jéemee mu wax ni y'a 46 coordinateurs de la jeunesse patriotes yoo xam ni démb 36 yëpp ñoo nga woon palais ba pare mu ne ana patriotes yi na ñëpp jug daal ni patriotes yaa ngi nii ouais les patriotes républicains ñoo ngi nii salle bi ñëpp jug taxaw foofu Ousmane dégg na message boobu Ousmane dégg na message boobu yaa ngi koo ba jéeme boobu xam nga lu tax mu dégg ko mooy après su tournée mi mu doon jaaykat moo ngi wax ni moo ngi wax patriotes yooyu mooy ñi ànd ak ñoom ni leen na ngeen yaatal te bàyyi 6 bi waaw parce que 6 bi suñ ko defee nee na politique addition la te bu njëkk ñoom dañ doon xool du ñëpp a mën a ñëw bokk ci parti bi mooy système bi ñu doon wax ak ku sa nangam takk ak mais léegi dem nañu ba comprendre ni am na ñoo xam ne bu ñu leen jëlul parce que dégg nga ko ci Ousmane déclaration nee na am na ñoo xam ne bu ñu ñëwul fii feneen la ñuy dem kon moom comprendre na biir Pastef sax am na ñoo xam ne ñoo ngi tàmbalee dem mais am na ñu bëgg a ñëw te responsable yi nekk ci gox-goxaan yooyu ñoo leen siis ba mënuñoo ñëw te loolu baaxul ci parti bi ndax su boobaa addition bi ñu bëgg ci parti bi du mën a nekk
moo tax mu ne léegi mu ñaax ni leen na ngeen ubbeeku ngir nit ñi mën a ñi bëgg a ñëw bala ñoo dem ci yeneen i parti mooy kon gëm nañu ni am na ñoo xam ne ci biir Pastef bu ñu jusu seen bopp ci Pastef dañuy daal di dem feneen